gouvernance nga xam ne yéen bokkoon ngeen yow da nga nekk ci pionnière yi nga xamante ne tey ji da ngeen ko yàgg xeex. ba tey ji nga koy xeex. justement ba tey suma tweet bi ma mujjee def tey ñëpp a ngi koy kii. xam nga dafa am dëkk bu ñuy wax Norvège. Norvège ministre bi day fexe ba nekk day mel ni comme citoyen lambda. dafay jege citoyen bi su demee di jël avion wala muy jël leneen lépp loo xam ne da ko jënd buy dem day taxi sax lay jël bu paree kii yi mu am yëpp facture yi da koy jox assistant bi mu dajale ko lii lañ ko wax ne lii ngay dépenser ci sa voyage lii ngay dépenser ci sa bureau lii ngay dépenser ci sa déplacement lii su paree il rend compte dañuy jël loolu yëpp teg facture bi te citoyen bu ne am nga sañ-sañ n'importe quel ministre nga ne ko yow ça veut dire que ku ne mën nga def audit ministre nga ne ko yow dépense yi nga def temps yëpp dama bëgg nga defal ma ko te daf la koy jox ndax citoyen bi parce que yow la fa nekkal ma ne nag ñii ay royukaay lañ doo xam ngeen Eva Joly foofu la faq ko te moo nekkoon aussi ci kii sori nañ foofu soo gisee may waxaat affaire corruption c'est parce que le 11 juin OFNAC sax mu ngi ñu ci invité ñun ñëpp ñu wax ci mbiru corruption li mu yàq dafa bëri. corruption dafa mel ni max xam nga max ni muy def kii nu mu tuddati ci bois. nga gis ko day taxaw ni jékki-jékki mab noonu lay def ci état noonu lay def ci institution noonu lay def ci société yenn société yi ngay gis da ngay jékki-jékki rek nga xool institution yi mab lépp mab ñu ni waaw luy xew xeex am politicien kenn bëggatu ko gis loolu yëpp. corruption ci liggéey boo xam ni liggéey bu bon moom lay def te corruption leen na koy faj ñëpp taxaw ñu am nañ ay organes de régulation baax na mais tamit dafay am waxtu boo xam ne bu ñu nee journée bii mooy journée africaine éditoriaux yi lépp ñu sulli ko interpeller état yi interpeller institution yi dellu siwaat ci problème corruption rek moo tardeel Afrique. Chotine ñu gisee Sénégal nekk mauvais élève ci lutte contre la corruption ak 45% presque pendant 2, 3 ou 4 années ça veut dire que est-ce que ça veut dire que sunu politique yi am nañu volonté pour xeex corruption. waaw du politique yi rek ko war a xeex politique yi li nga xam ne mooy problème corruption mooy problème impunité acte corruption problème corruption mooy nga dem ba nga xam ne. habitude la nga dugg ci administration bi lépp loo bëgg régler rek waa ji ne la boo joxewul duma la jox suma signature noonu lay demee ci suuf ba ca kaw a kaw c'est-à-dire que da ngeen di màbbal seen réew yéen a koy maxeloo te ñi koy maxeloo ci suuf la ba ci kaw donc loolu moom bu fekkee ne corruption lenn moo koy régler mooy justice bu baax amul fenn foo xam ne corruption réglé nañ ko te réglé wuñ ko ak justice bu baax ak justice bu indépendante ak justice boo xam ne dafa war a mën a def enquête am ba képp koo xam ne egg nga fii ñu jàpp la boo gisee réew yi nga xam ne dañu avancé mais dañ ko réew asiatique yi nga xam ne dañu avancé ñëpp dañu fexe ba nga xam ne seen gouvernance dañuy fexe ba mu dem kanam gouvernance nag moo nekk suñu nag point faible en Afrique waaw moo ne suñu point faible dëgg en Afrique alors il faut que ñu xeex gouvernance bu fi mënoo toog nga ne damay def émergence te xeexuloo corruption ay gànnaay yoo xam ne moom nga ko war a xeex voilà tey quand je dis nos politiques et l'État en premier lieu moom mooy corps de contrôle yooyu nga xam ne wax nga ko OFNAC IGE corps de contrôle yoo xam ne ARMP balaa ñoo génnee seen ay rapport parfois dañu koy dajale ba mu bari ñu doot ko génnee bu dee loolu nañu xeexee corruption Sénégal mënul am note bu baax. xam nga Afrique dafa doy waar xam nga temps yi boo demee Nigéria kan la ñuy topp pour corruption ki nga xam ne mooy chef bu ñuy dawal corruption moom lañ corrompre. ki doon xeex mbir yi te nekk chef bi moom ci boppam ba ñu jàpp temps yi moom ci boppam lañ corrompre c'est-à-dire que foog ñu am aussi ay organes de régulation yoo xam ni dañu leen di dooleel ci bu fekkee ne yow da nga war a am ay jumtukaay yoo xam ne da ngay dem enquête dañ la war a dooleel ci yoon nga am doole ñu dooleel la ci sa indépendance maanaam bu fekkee da ngay def enquête dara warula mën a arrêté bu fekkee ni yaa ngi bëgg dem di def li nga xam ne da nga koy def ba egg ci loolu doole boobu am na solo léegi tamit doole bi mooy juridiquement soo paree li ngay pare boo nee procureur lii jël ko procureur du am beneen choix lu dul jël ko gis nga boo ko defee li ñuy wax comment dirais-je day nekk espèce u aar waaw loolu moo gën a aar alalu réew mi aar alalu ku nekk mais bu fekkee ne yow da nga def sa enquête
nga teg ba pare du am suite judiciaire kooku day am problème. et justement par rapport à affaire Moustapha Cissé Lo bi ñoom réglé nañu ko ci seen biir dàkk nañ ko ci parti bi et cetera mais yéen lan moo ci nar a doon seen taxawaay pas par rapport aux insultes mais ci révélation yi mu def. waaw mais xam nga ñun ñu ngi ci bés bu jot mooy li may wax nii rek moom la su ma la nee. parce que le président peut-être doit des comptes aux Sénégalais par rapport à ça. li ma lay wax ci corruption xam nga journée africaine lañ ne. journée africaine corruption mooy naka la ñuy fexe ba nga xam dañuy xeex corruption. corruption dafa nekk loo xam ne mooy suñu talon d'Achille waaw foofu nga ñu mën a jàppee. te dafa xóot. xam nga boo demee ba nga dégg ni ay fonctionnaires am ay milliardaires lañ ci ay réew mu mel nii nga xam ne mbir mi am dem na ba am solo soo demee ba nga xam ne da ngay jël mamel nga xam ni quand même mamel du gis ngeen ko ak ni ko yàlla bindee buñ demee ba jaay ko nga xam ne vraiment mbir mi doy na waar soo déggee li ngay dégg ci suuf si sa corruption bi kii bi mu am scope bi mu am moo mais su fekkee ne mbir mii nga xam ne dañu koy wax monsieur Tine muy malversation mën nañu ko tuddee noonu ci building bu toll ne bi ñu tabax fi nga xam ne moom mooy Ndakaaru mu wax ko ci terre bi ñu yàgg koo laam-laamee liggéey bi taxaw inauguration yi ñu koy waaj di ko waay est-ce que jotul procureur ci boppam dugal ci loxoom autosaisir li ñu commencé mooy audit c'est-à-dire que il faut ñu auditer gouvernance ñi nga ku nekk am nga xam ne am nga responsabilité mu nekk ay milliards dañ la war a auditer de façon indépendante bu ñu la auditer bu fekkee ne def nga lu baax ñu ne la waaw góor takkal la médaille kooku ñu d'accord su fekkee ne da nga sàcc alalu réew mi yóbbu la kaso man daal loolu laa ci gis. alors tey Moustapha Cissé Lo li mu wax Birahim Seck nee na waxu fi lu bees waxu fi loo xamante ne ni nit ñi xamuñu ko woon tudd na détournement tudd na mal gouvernance joxoñ na ay nit finalement est-ce que tey duñu gis ni Sénégal ni muy doxee impunité la parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di tudd ci ay mbir te ba léegi si dara fekku leen ci kenn laaju leen kenn inquiété wu leen. xam nga man damay wax Afrique de l'Ouest waxuma sax li mu wax kenn waxu ko fi mais waxul sax peut-être la moitié la wax bu fekkee da ngay jël Afrique de l'Ouest da ngay dem rek nga étudier le problème de la corruption wala nga étudier le problème de la drogue rek ci Afrique de l'Ouest ñaari président lañ jëloon ni leen kii moo leen ko wax de nu mu tuddati ECOWAS naka laa ko tuddee CEDEAO mu jël Kofi Annan ak Obasanjo ni leen def leen ñu rapport defal ñu ay recommandation ci mbiru drogue bi da ngeen fexe ba nga xam ne da ngeen di jël rapport boobu da ngeen dem lire ko soo ko liiree xam nga lan moo doon seen conclusion mooy drogue bi kii leen ko légaliser leen ko ndax jéye bi muy def ci àdduna bi ak ni muy yàqe mënoo ko sax xalaat ci suñu Afrique de l'Ouest bii loo ko xalaatee rek weesu na ko donc problème bi ñu am mooy en réalité ñi nga xam ne ñooy kilifa Afrique de l'Ouest yëpp. mais fii ci Sénégal. ñoom Sénégal rek. mënul rek dama leen di expliquer benn affaire. gis nga bu fekkee am na benn network boo xam ne day yàq drogue dafay yàq muy corruption muy drogue muy leneen par exemple da ngay jékki ñu jàpp ay tonne drogue ñu ne la fële ñu ne voilà Guinée Bissau yàggu rek ma ko déggee ñu ne la Sénégalais ngi ci Malien ngi ci ni la nag am na koo xam ne sax day liggéey assemblée nationale bu Niger boo xam ne bu jàpp nañ ko ci xam nga da ngay day waar demal nga xool lan moo xew Guinée Bissau demal nga xool dem leen ci rapport boobu rek. d'accord mais fii ci Sénégal mbirum détournement yi nga xamante ne dañ ko yàgg a xeex régime président Wade daanaka bokk na ci li ko fi jëlee ndax sénégalais yi gisoon nañ ni peut-être alal réew mi ñu ngi koy saax-saaxee ci nguuru Macky Sall tamit ñu gis ni am na ñoo xam ne tudd nañ leen ci rapport koo xam ne ko ci mel ni Cheikh Omar Anne ak ñeneen ba léegi si ni daanaka yoon woowu leen est-ce que mënuñu wax foofu laay waxee ni tey ji mënuñu sukkandiku ci fee yooyu ni fii impunité moo fi am. déggoo li ma la wax bu baax. dégg naa li nga wax mais da nga généraliser wax Afrique de l'Ouest ma ne la fii kaawu Sénégal Afrique de l'Ouest Sénégal ci la bokk sax. je suis d'accord mooy ci ndey ci kaawu Sénégal. damay ñëw ci Sénégal ma ñëwaat. répéter encore li may wax fii. dama ne bu fekkee dañ ko bëgg xeex d'abord il faut que ñi nga xam ne ñoo koy xeex bu ñu demee ba def seen rapport ne jàpp nañ diw ci loxo jox ko procureur dañ ko war a topp ba mu àgg. parce que gis nga bés bu lien boobu d'ailleurs bi gars yi def seen document bi nga xam ne OFNAC moom lañ def li ñu gën a exposé mooy lien bi war a am entre seen rapport yi ñuy def ak justice liggéey bi mu war a liggéey
kooku moom mooy li nga xam ne mooy xol bi c'est-à-dire que le jour où tu règles la question de l'impunité moom nga tudd boo ko réglé fii Sénégal nga réglé ko dans les autres pays mais kooku dafa demander nga am une justice indépendante am une justice boo xam ne dañ ko dooleeloo nga xam ne da koy mën a topp ba mu àgg te kenn du ko téye ak ku mënti ne nag ku la jege ak ku la sori moo ci yem sa doom ak sa rak ak keneen moo ci yem gis nga kii ñuy wax Kagame Rwanda lan mooy doole Kagame mais mooy xeex corruption gouvernance boo jëlee yenn pays yi nga xam ne aussi dañ si en matière de gouvernance boo jëlee Botswana ils sont bien dañ koy xeex pays boo xam ne aussi dañ ko ci ràññee boo jëlee île Maurice yooyu ñooy pays yi nga xam ne ñoo ne ci kaw en matière de gouvernance ñun dañu sori te gouvernance lenn rek moo koy réglé benn mooy reddition des comptes fu mu amul du am solo de deux nga lutter ak impunité de façon vraiment amul benn si sax bu dem leen wuy ji fa mbaxane ne benn point bu ko defee ndaw si loolu la ñu bind tey sa ndaw si am na fit awas OFNAC li ñuy wax moo tax ma ne li ñuy wax nii bés bu ne moom la ñuy wax mais nag ñëpp a ci taxaw c'est-à-dire que OFNAC il faut que ñu dimbali ko foog ñu taxaw jàppale leen foog au niveau de l'opinion c'est-à-dire que opinion publique bi du ONG yi rek Birahim Seck def na ay liggéey boo xam ne macha allah tey am na ay propositions concrètes yoo xam ne def na ko gouvernement bi en matière de gouvernance pour de lutte contre la corruption yu clair maintenant nag ñun ñëpp ñoo ci bokk jàpp pour nga xam ne proposition yu baax yi nga xam ne ak recommandation yu baax yoo xam ne kii forum civil def na ko pour mu dem ci kanam. c'est clair que solution yi. amuñu Kalachnikov. d'accord c'est clair que solution yi ñu ngi fi. mais est-ce que kon problème bi du manque de volonté. parce que daf ñuy yóbbu un peu ba ci coowal suuf si nga xam ne fan yi ñu ngi koy dégg bu baax borom alal yi di ko séddoo au détriment de baadoole yi sans même ñu prendre en compte volet environnemental bi. gis nga coowal suuf li nag dama ci ñëw tuuti ma arrêté ci parce que suuf mooy indi fitna yu bëri ci àddina coowal suuf moo koy andi te dafay nekk nga jël Côte d'Ivoire coowal suuf nga jël Casamance coowal suuf te tey mu ngi am si tu veux tension yi muy indi et puis dafa bëri nga jël Dakar nga jël yeneen foo dem coowal suuf a nga fay am il faut tey ñu am une régulation foncière ça veut dire il faut que ñu am un mécanisme de la régulation foncière parce que mënatuñu def am confiance ci ñi nga xam ne ñooy jël suuf si di ko joxe n'importe comment di ko joxe à n'importe na xaalis bi tegu seen loxo rek donc loolu bu ñu ko defee auditer loolu il faut que ñu wut lu koy faj waaw parce que bu ñu wutul lu koy faj ni muy dalee suñu kaw ëllëg dana metti lool